asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Morolan TV ñu ngi leen nuyu bu baax di leen nuyoo ni ñu leen daan nuyoo di leen présenter journal de la semaine comme niñ ko tàmbali defee waxtu bi lundi bu jot ñu indi leen ay information yi nga xam ne moom moo xew ci tundu nduttu Morolan tey jii ñu ñëw fas yéene leen dicté li nga xam ne moom moo gën a fës ci boppu xibaar yi. bokk na aussi li ci gën a fës waa Kër Daaru Alpha Thiombane génn nañ semaine passée def li nga xamante ni moom mooy seen point de presse di naqarlu li nga xamante ni moom mooy titre foncier bi nga xam ni autorités yi ñu ngi koy bëgg a valider ci suufu Bent Ser ba tax na waa Kër Daaru Alpha taxaw temm ci li nga xamante ni di xeex pour loolu bañ fi am ndax dëkk bu toll na Daaru Alpha Thiombane ëpp na jëlee fi mu nekk. waaye nag li ci gën a fës mooy déclaration bi nga xam ne xalifa général bu maam waa kër maam Alpha Thiombane seen porte parole bi ñëw na ci di naqarlu aussi li nga xamante ni moom moo la waa Daaru Alpha def te jotuñu ci ndigalu xalifa général niñ ko mën a waxee nag mooy waa xalifa général sëñ Jibi Thiombane ak seen porte parole bi ni mu jotee wax dafa mel ni waa Daaru Alpha Thiombane ñoom li ñu jot a def ñoom ànduñ ci benn yoon. li nga xam ni waa Daaru Alpha def nañ ko mu ndokk mbir boo xam ne nag dafa am ñaari clan yoo xam ne bokkuñu ci biir Daaru Alpha Thiombane ndax ñii d'accord nañ ni titre foncier Bent Ser bi nangu nañ ko ndax lan 50 hectares yi nga xam ni waa kër Daaru Alpha Thiombane am nañ ko ñëlee bañ li nga xamante ni mooy titre foncier bi ba tax na ay nit ñi nga xam ne jot nañ cee àddu ku ci mel ni professeur Thomas Gana Diouf di da doon gàdd li nga xam ne moom mooy cosaanu nduttu fekkee ci lu bari ñu ay kàddoom ci Morolan micro Morolan TV mu àddul ñi ci titre foncier Bent Ser boobu mosu ko teg bët te nekkul loo xam ne dañ fa am ndax ay nit rek ñoom ñoo complot pour valider li nga xam ne mooy titre foncier bi waaye nag gàmmu Daaru Alpha Thiombane xalifa bi déclaré na li nga xamante mooy gàmmu bi le 13 février bii di ñëwaat incha allah comme niñ ko doon defee rek moom mi ngi ci woo mbokki taalibe yi di ci woo mbokku kilifa diine yi nekk tundu Morolan waaye nag dañuy ñëwaat ci beneen information ci tundu Morolan. gis nañ ni aussi marché boobu noonu dina indi problème ci dëkk bii di Daaru Alpha Thiombane ndax imam bi ak chef de village bi jeune dëkk bi notable ñëpp d'accord nañ ni marché bi ñu def noonu moom mooy nekk li gën parce que moom ci dañuy taxaw temm pour ñu bañ a jox ki nga xam ni mooy 824 hectares u Bent Ser di ab tubaab boo xam ne dafa ñëwoon ci dëkk bi daan fa bay bi ñu dégloo kàddu ki nga xam ne moom mooy Thomas Gana Diouf le gardien du temple. marché bi nga xamante ni waa Daaru Alpha Thiombane defoon nañ ko semaine passée ñu wax li nga xamante ni moom mooy seen nakar dañuy daw déglu ki nga xamante moom mooy Alpha Mbeng yoroon kàddu waa dëkk bi chef de village bi aussi dégg nañ ko wax ñu dem. ñoo bañ ba jusqu'à la mort ku nar a jël suuf si da ngay jaar suñu néew comme li sëñ Malick waxoon ñu ngi ci pare nañu pour jàkkonte ak moom xeex ko ba mu jeex takk parce que ñun amuñu lu dul suñu suuf ci la ñuy añee ci la ñuy reeree ci la ñuy ndékkee parce que gisuñu kenn ku ñu jàppale gisuñu fenn foo xamante ni bii nit ñëw na mu nit place bii maa leen ko jox wala liggéey leen ci fii wala liggéey leen ci fële li ñu yaakaar suñu suuf la bay dundee la ñu yàq. xeex bii ñuy xeex nag bu kenn ne bokkuma ci ñëpp ci la ñu bokk ndax fii lañ ñu jure fii la ñu xam xamuñu fenn fii la ñu xam ku fi génn dangaa dem rek ñëwaat fii la ñu xam ku ñu fi nar a xañ yal na la fi yàlla jële ci ba muy teel. déclaration xalifa général de Kër Maam Alpha Thiombane def na déclaration semaine passée di fàttali taalibe yi li nga xamante ne moom mooy gàmmu Daaru Alpha jàppal nañ ko le 13 février bii di ñëw 2021
kon nag di ci ñaax état Sénégal di ci ñaax aussi mbokki taalibe yi ñu waajal ko dañuy daw déglu ki nga xam ne moom mooy porte-parole sëriñ bi. fas yéene leen jottali kàddu kilifa gi sëriñ Jibril Alpha Thiombane ak ay njabootam bi fas yéene waxtaan ak yéen rek ci ñaari point bu jëkke bi mooy fàttali leen ni gàmmu Daaru Alpha comme ni ñu ko daan defee at mu nekk yàlla dogal na ren mu tombewaat weer wi mu tombe woon daaw muy mois de février le 13 incha allah sëriñ baa ngi koy yëgal mbokki jullit yi yëpp di ko yëgal itam ay mbokki kilifaam yi nga xam ni ñoom la bokkal diine ji ñu xam ni gàmmu gi mu ngi tombé ren mois de février le 13 incha allah bëgg itam mbokki jullit yi yëpp ñu teew te xam ni bis bi bisu ñëpp la bisu jullit ñi la murit xaadir tijaan laayeen ñoom ñëpp ñoo ko bokk. titre foncier Bent Sène 800 hectares bi ñuy bëgg nangu ci loxo paysan yi amul fenn ki nga xam ne moom mooy monsieur Thomas Gana Diouf ñëw na ci indi ay leeral ci histoire mag ñi niñ doon jëflante ki nga xam ne moom mooy Bent Sène kon nag titre foncier mënu faa am Thomas Gana Diouf di gardien du temple indi na ci ay leeral dañuy daw seet ki nga xam ne moom mooy Thomas Gana Diouf ci li mu indi ci journal de la semaine. Dernier directeur u Buen Tesser Jérôme Tesser dafa réagir depuis Algérie ne 2008 la ñu jaay seen société ay africain waxuñu sax sénégalais mais dañuy ay africain te titre foncier nekkul bokkul ci jaay bi nekku ci kon bu ma nit waxee ne am na titre foncier ma ne leen déedéet effectivement amul titre foncier parce que espace d'exploitation la woon du woon titre foncier xëy na kay ay njublang bëgg nañu ko def titre foncier mu nekk seen photo ay njublang ñoo ko bëgg a def titre foncier wante du woon titre foncier Buen Tesser amul woon titre foncier ñu naan ma titre foncier bu 1910 waaw 1910 ba 2010 yow defoo dara ci foofu nga ne sa titre foncier la ba tey ñu nekkat encore 2020 10 ans après ñuy réclamer titre foncier boobu moo tax lii lu ñu war a lijjanti la ndax su fekkente ni tey nee nañu titre foncier la di nga toxal ay dëkk yoo xam ne depuis cosaan ñu ngi foofu ah dagga depuis kañ la ñu nekk foofu 1800 et quelque waaw mbokki téléspectateur Mont-Rolland TV loolu moo nekkoon journal de la semaine niñ ko tàmbee di def ci studio Mont-Rolland TV di leen nuyu di leen wax ni ba beneen lundi incha allah ngeen ñëwaat ci yeneen jotaayu xibaar ci Mont-Rolland TV international.